lampa bi ñëw na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaw man maa ñëw rek pour defar vidéo because of maa ngi doon xalaat pour man maa ñëw pour defaraat vidéo maa ngi doon xalaat kii si Ahmad Jite bi because of démba li mu wax dafa ëppa torop dafa ëppa torop ba pare Ahmad Jite lii spécial wax la pour moom. This has nothing to do with politics waaye na bàyyi pour personal attack yi mu nekk di def dafa nonsense daf ko war a bàyyi so foog naa ne it's right time pour nit yi ñu woon Ahmed Jite boppam right time moo jot because rudeness bi dafa yàgga ba pare yàgg nañ di ko ignore waaye léegi dafa doy ñëwuma pour waxal Mama Kandeh ñëwuma pour waxal kenn dama ñëw pour wax rek na stop personal attack sami na bàyyi slanderinam yi mu nekke na bàyyi di interfere si affaire nit yi Ahmad Jite mu ngi start lii bu mu dooree di attaque ñoom Jawara ak ñoom Lawyer Darboe ak ñoom Bibi Darboe Ahmad Jite lan mooy problème am su dee dafa am grievance su dee dafa am loo xam ne mu ngi ko disturb si xolam then it's better mu dem psychological test wala mu ñaan yàlla génne loolu si xolam foog naa moo gën si moom Ahmad Jite daf day ñëw mu fake nit yi through vidéo mi ba pare di use na verse si Alquran pour mun a deceive nit yi waaye loolu jikko bu bon la Ahmad Jite yow tey nag dinaa la wax sa boppa because time la pour góor ak góor ñu wax ba pare ma wax la sa mistake si ñëw ma pour saaga la dama ñëw rek pour wax la yow tam nga xam sa boppa xam ne li nga nekk di def in social media correct li nga nekk di def baaxut yaa ngi merloo nit yi yaa ngi interfere si sëy nit yi yaa ngi interfere si loo xam ne du sa affaire lii amaatu dara pour def ak politics amaatu dara pour def ak parti yow dafa am loo xam ne mu ngi laa disturb sa xol su loolu nga dee use di ko attaquer nit yi Ahmed Jite yow number one yow doo yàlla moo dee decide kan ak kan ñooy sëy yow sa first attaque bi boo def ñoom Jawara ñoom Bibi Darboe loolu dafa wrong foofu danga fa jaay rudeness because yow number one ñooñu dañ takka seen jabar si si sunna ak farata dañ takka seen jabar comme lu ko yàlla buggee so loolu danga ko war a accept loolu wili yàlla la because sëy duñ ko dee takkee si suuf fii si àdduna bi sëy si kaw lañ ko dee takkee te yàlla moom moo binda ba pare kan ak kan ñooy sëy yàlla moo binda ñaata doom la ñu am yàlla moo binda ñaata sët la ñu am ñaata offspring ñooy jógee si sëy boobu noonu loolu dogal yàlla la so Ahmed Jite da nga war a bàyyi number one bàyyi di am God complex Ahmed Jite you are not God nekkuloo yàlla nekkuloo yonenti because even yàlla yow xam nga Alquran tunoo de kóode yàlla wax na prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si Quran bi ne ko yónniwuma la si àdduna bi pour nga nekka di bàyyi nit yi xel yónniwuma la si àdduna bi pour nga nekka di watch diid si nit yi yow you know that is in the Quran so yow Ahmed Jite yow yaay kan pour war a ñëw in social media di wax diid si nit yi yow yaay kan pour war a attaque nit yi di leen wax kan lañ war a seyal ak kuñ warut a seyal yow yaay kan dangaa moytu bàyyil sa xel soo buggee gudda fan nga bàyyi sa xel nga bàyyi personal attaque yi nii lii slandering lii yaa ngi lekkay yàppi nit yi te xamuloo ko slandering baaxut waylun li kulli humazati yow xam nga lu yàlla wax si Quran bi si loolu yow loolu nga nekk di def Ahmed Jite this is not the way pour damage image nit ñëw si social media di wax private life am bu mu nekk loolu nekku di way pour damage nit yow su dee da nga mercier fi politique defal sa mercier fi politique waaye di attaque personally loolu dafa wrong Ahmed Jite Sir Dawda Jawara am na right pour takka jabar bu ko neex because yàlla waxut fenn si Quran bi ne language am tribe bi ak tribe bi ñoo war a sëy yàlla waxut fenn si Quran bi ne tubaab warta takka nit ku ñuul wala arab warta sëy ak nit ku ñuul yàlla waxut loolu su Ahmed Jite who are you pour nga nekk si àdduna bi fii di war a wax nit yi kan lañ war a sëyal who are you trial nga wàcc sa boppa yow nu la nit mun a gisee fu mu nekk nii dafa rëy ba pare yaa ngi tax nit yi di la gën a isolate loolu du la dimbale ba pare bul dee try yàlla yónnewut la si àdduna bi fii pour nga nekk fii di jooj nit yi yow xam nga loolu suratul Yunus loolu la jeexe yàlla moom mooy joojkat bu mag bi
watini boobu mooy last verse bi si watini alaysa llaahu bi ahkamil hakimin xanaa du yàlla moom mooy the best of judges. Ahmed Jiteh who are you? yow yaay kan nga war a toog fii di wax nit yi kan lañ war a seyal ak kuñ warut a seyal. Sir Dawda du sa morom, Bibi Darboe du sa morom, Lawyer Darboe du sa morom. xamal loolu seen doom yi mag nañ la, seen doom yi mun nañ laa jur, doomi Jawara mun nañ laa jur. So who are you pour yow nga war a toog di laaj nit yi ne kan lañ war a seyal ak kuñ warut a seyal? because of rek tribalisme bu fees si sa biir xol ba pare ñoo xam ne ñoom nekkuñ di wax dëgga naa fexe yu bari ñu ngi laa toppa di la support si loolu. Quran bi ticut la yow li nga dee nekka di preach Quran bi jàngalut la loolu. It's quite different li nga nekka di def ak loo jànga si Quran bi. dafa mel ni guddi ak bëccëg yow xam nga loolu, yow jàng nga alquran, man jàng naa alquran. so yow li nga preach nekkul loo de practice. li nga preach nit yi Quran bi ticut la loolu. xaw ma ban bëgg nga ko jàngee waaye du si alquran. jikko boo amee si sa xol alquran bi ticut la loolu. yàlla moom moo di decide kan ak kan ñooy sëy. loolu doomi adama du ko de decide. so you have no right pour di interfere si problème nit yi. yow da nga garaaw, yow nit daf la war a ragal. Ahmed Jiteh yow mun ngaa tas sëy. di naa la ko wax tey, yow mun ngaa tas sëy. yow mun ngaa tas ba sëy ne bu fa nekkoon du fa nekkaat. jikko bu bon nga amee da nga war a change sa jikko. soo buggee nit yi bugga la nga bugga win the trust of the people, try nga change sa jikko as a Muslim. waaye li nga dee preach loolu dafa utee guddee bëccëg ak loo dee def. Ahmed Jiteh who are you pour war a wax soose yi kan lañ war a seyal? who are you pour wax poli kan lañ war a seyal? loolu du sa affaire. waaye noonu nga toppatoo sa affaire.